salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jël sunu nuyoo di ko teg ci loxo borom kër gi Adja Ndeye Keita mi nga xam ne tey dañu recevoir équipe médicale bi nga xam ne docteur Papis Ndoye moo ko jiite ñaar ko sillonné ci somme yëpp di sargal aussi bu baax docteur Papis Ndoye si initiative bi nga xam ne moom la def ndax lii aussi tamit loo mën a def te amoo wér-gu-yaram yaakaar naa ni amoloo dara kon moom c'est pas la première fois sax mi def genre action yu mel nii mais di ko ñaanal bu baax moom aussi tamit mi doomu som ndax lii moom def naa ne lu baax la te dañ koy bëgg ndax ñun ñi nga xam ne surtout ñoo ngi yëngatu ci wàllu politique dina nekk loo xam ne jàppale gum ni jàppale la aussi tamit kon docteur ñu ngi lay féliciter bu baax vraiment si initiative bi ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. gu yaram ku la ko defalul mayu la dara Abdou Yoro fu mu jógee nag ànd na ak Abdou Yoro ànd ak Abi Cissé ak suñu délégation yëpp di wër di def lu baax kon Ndoye li ngay bëgg ci parti bi yal na la ko yàlla may Papis du tey nga mës a def lii de sonnoo tayaloo sonnoo tay yow foo dugg boo wootee dañ lay wuyu ndax doomu kees nga doomu som nga te lépp loo am rek fii nga ko yéene yow fii loo fi laaj dañ la koy defal kon yal na taxawaay bi yàgg lébu maali maram Ndoye maam ma soogi Ndoye sa maam ma soogi Ndoye mooy sa maam borom Sumbujun ak borom barak Sumbujun yow Papis Ndoye yaa moom loolu waaw Ibra Ndoye moo jur Mbay Ndoye ak maam Hélène yow Papis Ndoye ñun ñoo mën a wax ci yow loo xam ne lii buñ ko waxee nga xam ne lii taxaw na Ndoye ndax sa yaay la woon ak sama yaay Ndoye ngay def lu baax mag ñeeg ndaw ñëpp a ko xam fii nga commencé nag kër coordinatrice nga taxaw commencé mu ne nañ dugg kër taan Ndeye Keita di mag mu baax mag mu am diineeg l'islam taxawu waa koñ bi lool nag ba ci Fat Seck mii di wax lu baax ci yaayam ji ñu ànd ak Aïda Diop ànd ak Ndeye Fall ñu jàppaleñ ci liggéey bi ànd ak Abdou Yoro mi nga xam ne sonnul tayalul ak buur ñang moom fu Papis jógee ñu ngi ci ginnaaw Papis di dooleel Papis kon Papis dañ lay ñaanal Ndoye Lebu lii ngay def kenn joxu la dërëm sa xaalis da sa poche la jógee nga di ko def ngir lan jàppale président Macky Sall ngir bëgg goo ko bëgg ndax bu la neexoon nga toog di xaar ne damay xaar ñu jox ma dara ma def waaye Ndoye Lebu yow xaaroo loolu kon Papis li nga bëgg yal na la ci yàlla jàppale yal na Macky Sall jël ndam. yoon wu ngeen ñëwee man bi mooy sama deuxième fois da ngeen ma jox garab di ngeen ma jox xaalis fu ngeen ma moom wuyu leen ma ak sama njaboot yal na leen fi yàlla bàyyi. Fat Seck mii di sama doom nag lekkuñu dara ba ma ba barki démb ba ngeen defee fekk si tamit fi jox ma sama guro kon kenn mënu leen a fay fu ngeen wootee nag Nogaye Diop a ngi di seen wet di seen ndey di ànd ak yéen di seen mag yàlla nañu fi yàlla bàyyi dëkk bu rafet la ñu dëkk. dëkk nañ fi dëkk bu rafet ci som xeexuñu xuloowuñu ŋaañoowuñu carte bi nag ñoo ko moom wiiw Macky ne wiiw ne Macky teg naa la loxo ñàpp te gisuma la koy dindi Papis Ndoye yaay sama doom Abdou Yoro yaay sama doom foo ma woo ma wuyu la mag laa waaye nag dinaa soox yor sama wet di dem sama loxo ngi ci yéen ba faaw ba jeex tàkk maag sama njaboot yàlla na leen fi yàlla bay. tey jii nag suñu waxantee dëgg waa som ñoo waroon dajaloo di ko delloo njukkal def nañ ko sax nag ndax dajaloo nañ fi ñoom ñëpp di ko remercier ndax nag comme ni ko tubaab di waxee la santé n'a pas de prix n'a pas de prix ba pare la santé au Sénégal coûte cher ndax yenn pathologie yi yenn feebar yi bu la dalee la nga ciy war a dépenser day bëri lool moom nag deful ay consultation ak ay don de médicament ci ay paracétamol ak ñoom seen kese parce que yooyu mooy yi gën a yomb day seet garab yi patient yi soxla bu leen consulter ba pare yi ci gën a cher nga xam ni mënuñu ko jëndal seen bopp mu jënd ko dem fekk leen ci seen kër yi jox leen ko. sama taxawaay ku ma xam dina ko xaw a jaaxal torop ndax damay deretu Idrissa di doomam mais lu tax ma opté sama choix di ànd ak professeur Papis Ndoye doomu som la mais ñu bëri xamuñu ko te ma koy wax toujours Papis yàlla da ko may benn loo xam ne dafa jafe ci doomu aadama mooy humilité oyof Papis Ndoye bu la rombee turam ëpp na melokaanam ak jëmmam. Papis lii muy def nii du tey ça fait à peine 10 ans en 2002 école som ñëw na fii mobiliser plus de 100 médecins
et professeurs d'université ñu def fi il y avait plus de 5000 patients kër man ak moom mi ñoo ànd ba ci Parc Mbaam ma jël sama téléphone woo Idrissa boobu mi ngi France ma ne ko Papis Ndoye lu mu lay defal sa ginnaaw boo ko xamal di nga ko téye fukk mu def ko caaxaan Papis def ko dëgg commencé di wër Sénégal tey jii nag lii di mbébétam gor da ngay ànd ak nit ci gor bul xool ni kii mbokk la kii xar da ngay xool lu jëmale askan bi jëm kanam lu jëmale Thiès kanam ndax ñun ñëpp ay doomu Thiès lañu te Thiès moo ñu ñor. proximité la président woote lii justifié ma dugal ci tey jii ku ma xam-xam ne consultation gratuite laa daan def maanaam dama daan jël benn bërëb muy Thiès muy Touba muy Ziguinchor muy fépp fu ma ci dem ci hôpital wala ci benn poste de santé lañ koy def mais daal pour dimbali ñi nga xamee ne amuñu moyen comme ni ko denee ba waxee. parce que médicaments yi yu ci bari tey suba laa ko jënd 6 heures du matin laa yow di bind sama liste pharmacie bi njëkk bi ma jënd samay médicaments ñëw am na lu may yore woon mais mottali ko waaw parce que nit tam soo koy faj da nga koy faj comme yow li nga yéene sa bopp nga koy yéene moo tax mu nekk ay médicaments de qualité parce que loolu moo ko kii deuxième satisfaction bi ma ci am. te li ma bëgg aussi lancer li gën a tax sax ma def consultation médicale déjee ko may ko ñi nga xam ne dañoo feebar moo xam feebar booy sooxaale moo xam feebar bu la tëral li tax ma déjee leen ko loolu leen rek la te loolu la ci gën a am solo kenn umpalewul élection yi ni mu bëree yëngu-yëngu ay ba kenn di ci rot ak lépp. man dama bëggoon à travers lii ñuy def journée tey bi nit ñi xam ne lii rek kay dëgg ñun ñëpp ay mbokk lañu parce que daf ko wax sànq man xàmmee wu ma ku nekk parti bi xàmmee wu ma consultation gratuite même ki ma gën a nekk sama ennemi damay liggéey hôpital malade que la gën a saaga moom nga war a gën a faj. donc tey suñu ne moon kër gi doo fi dugg parce que ñii waa tel lañu su fekkente ne li may dox dugg nañ ci programme bi kenn du ma fa tere dugg. donc encore une fois c'était pour pouvoir lancer un appel vraiment que élection yi dal ci jàmm apaisé. su fekkoon docteur Papis Ndoye dafa bàyyi ba campagne électorale muy soog a organiser consultation ak don de médicaments au niveau de la commune de Thiès Ouest nit ñi wax ni campagne rek a tax mu koy def mais je crois que ku ko xam ci Thiès Ouest ci Thiès ci ville de Thiès ci département de Thiès mais aussi ci biir Sénégal yëpp ay consultation ak don de médicaments ci nga ko xamee je crois que léegi boo tuddee consultation ak don de médicaments sax ñu ni la yaa ngi Papis Ndoye parce que ñoo ñëpp loolu lañ ko xamee donc mu koy def depuis très longtemps man daal ba li may xalaat ba ci ginnaaw xam naa ni daal 2000 vacances citoyennes 2000 population wu Thiès yëpp moo leen consulter may leen ay garab waa Somme aussi xame nañ ko ci lii parce que def na ko fi vers les années 2000 indi fi une centaine de médecins yoo xam ni ay spécialistes lañu ñi ci ëpp indi leen ci école Ibrahima Jacques Gaye consulter may ay garab yu bari donc tey bu koy def dañuy jàpp ni rek continuité la ndax soo gisee garab yi fi ne du loo xam ni dañ ko may du loo xam ne ay ONG ñoo ko jox wala ay association wala yooyu moo ñëw ci suba duggal boppam ci pharmacie yi li mu xalaat ni ndax 7 heures fekk na ko mu commencé consultation fi mu toll nii dañuy jaaraat rek ci kër yi mais li ci ëpp consultation yi def na ko ba pare di leen mu may leen mu consulter leen may leen ay garab yoo xam ni c'est des millions de francs CFA yoo xam ne moo koy joxe ci turu boppam yàlla nag tombe moo waral ay gaaf ñu nekk ci campagne électorale ba pare moom mu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk jegeñaale président mu nekk xaritam depuis très longtemps doxalin bi docteur Papis Ndoye di doxal moom la ñu war a wax politiciens yëpp leader yëpp ñu koy topp ndax politique dañoo jàpp ni du ay saagante du ay dóorante du ay xastante parce que dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu élection passé ñun ñëpp dañuy delluwaat nekk ci jàmm mais booy nekkaat nag nit ci jàmm
na fekk waxoo ko lu ñaaw wala defoo ko lu ñaaw na fekk ngeen séq rek teranga. Nous savons qu'au soir du 24 février, Inch'Allah, le président Macky Sall sera réélu au premier tour. Donc nous profitons de l'occasion pour lui demander d'accroître les responsabilités du docteur Papis Ndoye. Les postes de nomination sont là, qu'il le renforce pour qu'à son tour, il puisse continuer à aider, à appuyer les populations de Thiès qui vraiment l'ont tous les jours remercié, félicité. Continuité là, comme ni ko Déné Sall waxee defe naa ne mun maa wàññi sax ñaata yoon laa def consultation gratuite fii ci biir quartier bi man xaw ma ko donc continuité la te loolu dafay fekk bu dara nekkul dara def naa ko Thiès def naa ko Touba Ngana Mbacké Kajoor Ziguinchor parce que je suis enseignant saa yi mu demee Ziguinchor di jàngale étudiants yi dama leen di yóbbaale ak profit ñu def consultation gratuite Saint-Louis pareil dans la sous-région en Guinée au Gabon dama ko fay def donc ci loolu laa duggee ci politique bon tey neex na parce que dans les temps wéetoon naa ci mooy mi naan ma Papis Ndoye bàyyi lii du politique yaay jël sa alal di ko ci def li def lay tardeel politique da ngay xaar ba am ndombo tànk man en fait lii dama ko lu ma mës a gëm la waaw tey nag gën na neex bi nga xamee ne sama leader le président Macky Sall décrété année sociale jour bi ma ko jëkkee dégg la soog a parce que politique y a une politique sociale ñëpp xam nañ ko mais dañu jëloon social génne ko ci politique donc approche bi moi je pense que seeti nit neex na votel ñu neex na waaye soo fa gisee koo xam ne dafa tawat nga jéem koo fajaale moo gënati loolu mooy concept de en fait que nit ñi bàyyi xel ne ñoom bi ñuy reyante am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen kër yi seen santé la ñu tal ñu bañ leen yokk ay coono loolu moo wundu sama bés bi te defe naa ne comme dama ko lancé nii mu tey rek mënuñu consulter ñëpp donc c'est un processus ça va se dérouler parce que ñu bari ñuy xaar donc demain ba saa yu ñu amee jot rek week-end suñu ñëwee di continuer ko loo xam ne daal gëm nañ ko te defe naa ne biñ ko essayé ñëpp di ko def su baaxul woon nit ñi duñ ko def ba ma déggee yenn saa yi consultation gratuite laa xam ne kon message bi jàll la dara du ma ci dindi waaw. troisième âge bi d'abord ku xam culture Sénégal xam ne maam xaritam sëtam la. troisième âge ba ma nekkee ku ci nekk en général sa maam moo gën a nekk sa xarit sax sa yaay bon rawatina nag troisième âge mooy cible bi gën a fragile moom ak les enfants les tout petits donc c'est les âges extrêmes donc de par leur fragilité umpalewu leen tàngaay bu metti bi fi am ci fan yi tension artérielle yi day yéeg en termes de statistiques sax seet nañ ne période yi la ñu mag ñu bari di dem mag ñu di gën a fragile donc troisième âge dañ leen di war di jege di leen nemmeeku ci seen wér-gu-yaram di leen defal lépp d'ailleurs xëy na loo xam ne yëgu leen ko mais y a un grand club des troisième âge qui s'appelle l'UNITRA l'université du troisième âge antenne du Thiès bi man je fais partie de l'antenne nationale mais antenne du Thiès bi maa ko monté fii parce que je suis adjoint au maire je suis adjoint ci département bi également maa ko monté ci conseil départemental bi donc le troisième âge mooy couche bi gën a satisfaire nit ñi ku ci nekk yow mi sax di wax man xam naa ne tey ji soo sañoon sa maam taxaw sa maam sa xarit waaw loolu moo motivé cible bi mais nag am na constatation yu ma fi def parce que damay ànd ak LISCA la ligue le Octobre Rose j'ai des partenaires américains waa Los Angeles ñëw nañu fi def fi consultation maye fi te ci net bi la ñu xamante donc ñu ñëw fi ma dem fa ñu maye fi ay kii comment dirais-je ay dépistage de cancer du sein ba may ñu fi benn appareil benn mammographie
donc je maintiens le contact souvent ma dem ay Qatar ak yu mel noonu ñu may yére parce que man ci daara yi itam dama ci yëngatu consultation daara yi waaw pour anecdote bu tuuti rek maa ngi fàttaliku daara yi mës naa faa consulter ba jëre fa feebar boobu ñu wax waga waaw la ma leen doon wax ne na ngeen ko fajoo ba ma yeggee sama kër moom laa fajoo wér péng dugaat ci envie waaw pour dire que ne bon yenn saa yi sax ñu ne la lii dafa mel ni benn goutte d'eau dans la mer mais goutte d'eau dans la mer sooy def ay guddi taas bi day fees dane ba wax na ko léegi man ñi ma ëpp moyen rek fa nekk ci dëkk bi man ñeewuma ki ma ëpp moyen te jàppalewul askan bi faalewu ma ko sax waaw parce que defe naa ne ku am tuuti moyen war ngaa defar tuuti parce que koñ yu bari na cadre je vais en profiter pour lancer cet appel là que tous les cadres de Thiès y compris ceux de Somme dañu war di dajaloo di def ku ci nekk ci li ngay yëngatu parce que j'ai organisé les grandes conférences de Thiès j'ai des professeurs agrégés ici d'économie de sciences j'ai eu à organiser des conférences comme les microfinances naka la jaaykatu gerte bi war a def ba mën a économiser pour dem am kër statut juridique droits et devoirs Amsatou Sow Sidibé laa invité woon ah beneen bi ma invité doyen Jacob donc ku ci nekk rek ci li ngay yëngatu nga war a jàppale doomu aadama